mbokkuy internet tey seetaan vidéo bi maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla jàmm ak tawféex ak mucc ak naataange di leen ñaan aussi ngeen ñaanal ma mucc ak tawféex. Monsieur le maire dañu koy tàmbaleeg sa retour ci mairie Pikine Nord ginnaaw bi la fi askan wi jëlee 5 ans après ñu indiwaat la ana ban taxaw seetlu nga ciy def. selon man pour man dañoo seetaanoon 2009 dañoo seetaanoon ñu bëri dañu ne bon Jara ni mu liggéey fii day gañawaat jege na askan bi daw na ci bànneexu askan bi jarul voté ci mu nekk erreur ñu réew ma 143 voix ay tendance am ci biir PDS sous préfet bi fi nekkoon saboté élection yi 4 heures la ñu démarré le vote arrêté ko 19 heures imaginez 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures midi 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 9 heures de temps de retard loolu du élection loolu yëpp bulletins yi ñu ngi daw camion bi naan fee lay commencé mu jéema fu ñu ko teg 2009 mais soo ko waxee ñu ne da ngay justifié wu mais ndekete askan bi loolu neexu leen ñu ci bëri dañoo toogoon seen kër non sabotage moo amoon ay complot Amadou Diarra était député maire donc su falwaatee maire day puissant donc nañ ko xeex corruption dugg ci biir ñu jënd ñenn ñi jël bulletin yi yàq ko élection bi démarré wul nit ñi rang ba midi découragé 1 heure ñu ñëwaat seet si gisuñu 2 heures gisuñu ñu dem toog 4 heures ñu ne dégg na ñëw nañ ba ñuy ñëwaat rang ci ginnaaw ñu 19 heures ñu tëj bureau yi ba ñuy tëj bureau yi nit ñaa ngi ful baa ngi daw si di ñëw ñu arrêté ko ñu vote sanction am ma am 14 personnes sama liste yu porte plainte liste bi ñu nekk dugg ci école yi nañu voté contre man askan bi demul woon voté ji ak ñi demoon ñibbi dellu si far jotuñu voté ñu rëccu ndax au finish rawee nañ ma 143 voix amuñu occasion ba 2014 ñëwaat mais ñu defaat ko bu rafet jógandoo comme un seul homme teel a voteel ma mu nekk lu rafet coefficient Ablaye Wade tamit dooleeku ci mu ñëw ñaanal ma ci diggu commune bi yëkkati sama loxo wan askan mi ne kii laa fi teg te mag la bi nga xamante ne du point de vue baatin am na fu mu toll fi nga xamante ne man gëm naa ne Ablaye Wade jege na yàlla ndax ku jege 90 ans dem lu ëpp 11 fois Makka génn ci nguur gi demaat Makka déposé fait comme ni mu ko waxee le sac de ses péchés su ñaanalee nit baatin dugg ci alors looloo tax man ma gëm ne mbiru réélection bi baatin a ngi ci ay kilifa diine murit xaadir laayeen shérif yi ñëpp jàpp ci ñoom it ñaan askan bi góor ak jigéen sama staff kenn mënu leen fay moo tax sama sacerdoce mooy ma réussir moo tax may ñaan ci commencement bi mucc askan bi mucc tawféex ma am tal ba defal leen lu ñuy kontaan ba duñu ne accam loolu rek mooy sama mbëbët nekkatuma naanatuma sama mbëbët mooy ma liggéey fi lu am solo te loolu commencé naa ko incha allah ñaan yàlla. nekkoon nga fi dem ñëwaat ana ban bilan nga fi fekk. bon fekk naa fi une liste de dépenses en instance de paiement de 59 millions c'est trop askan bi su gisoon loolu kon liste maire bi fi nekk du jël sur 14 du jël 12e donc c'est terrible c'est loolu laa fekk bon bilan moom ci boppam ci passation de service def na ko nee na refaire na miiru école 5 bi benn longueur bon entamé na ay réflexion décidé na ay réflexion yu commencé gul pour le terre de verdure bon defoon na ay fer ci tali bu mag bi pour encombrement bi mais loolu dafa causer un problème même de circulation parce que kenn amul foo jaar oto yeeg yooyu ndax fer yooyu je crois que loolu bu dee mooy bilan population yi xeeb nañ ko man bâtiment bii table bii nii maa ko fi bàyyi woon tapis bii moquette bii ngay gis nii maa ko fi bàyyi woon bureau bii chaise yi ñu toog ba bii ma toog nii man maa ko fi bàyyi woon billahi lazi la ilaha illa huwa lépp li fi nekk chaise yi ngay seen yëpp maa ko fi bàyyi woon alors kon le bilan mooy stagnation ki fi nekkoon yéene woon naa ko maire bi parce que yàgg na ci politique mais yàlla def na bon xëy na bokkuñu xadar bokkuñu dynamisme aussi xëy na aussi âge bi ak niveau génération bi ñu am compréhension ak ambition yi ñu am bokkul ak atam donc loolu dafa xëy na dafa joué ci yéexaayam ba 5 ans dafa gaaw moo tax ñun ak jeunesse bi ñu am amuñu droit yéex
dañu war a accélérer les choses vraiment pour ñu def résultat. tey lan mooy say projet say yéene ci commune bu Pikine Nord. commune bi bëgg nañu transformer marché Zinc bu mel nu meloon soppi le visage de marché Zinc sunu label campagne mooy ànd soppi Pikine doomu Pikine yëpp lay woo pour ñu soppi Pikine Nord visage bi dañ koy changer marché Zinc dañ ko war a transformer sama première priorité ci li may concevoir en programme et en plan moo loolu la. deuxièmement tali bu mag bi il faut ñu réorganiser ko c'est un encombrement terrible un désordre il faut que ñu defaraat ko loolu aussi bëgguma def le gendarme ñëw rek dégage dindi ñu ne kii niñ ko falee certainement ña ca ëpp ca ña toog ca tali ya di daan seen doole dëkk bu métti moo tax ñu génn dëgg nekk fa donc soo ñëwee doo leen bu max sànni ci biti bu boobaa du ñu am lu ñu yóbbu seen kër mais aussi la libre circulation des personnes et des biens ñun ñoo ci war a veiller ku yor sa oto bëgg a dugg ci koñ fekk ñu teg ay table ci koñ bi il faut que nga dugg soo bëggee jéggi koñ boobu duggoo ko wiiri fekk ñu fattaat ko wiiri ñu fekkaat ko di nga lakk carburant lu bëri wiiri pour jaari beneen gox loolu aussi du yoon moo tax il faut nga waxtaan ak nit ñi dans le cadre d'une concertation et une approche communicationnelle pour woo leen ci ay cadre ne leen est-ce que lii d'accord ngeen ni nii la war a demee. Monsieur Amadou Diarra comme vous le savez actualité politique bi bokk na ci mbiri Karim Wade waa parti démocratique sénégalais jàpp ne nguur gi dañuy xiini miini xamuñu fu ñuy taxaw avocat yi la yole état bi it fësal ne Karim Wade sàcc la buy bañ ko ko yuuxu yow ana lan nga ciy jàpp. waaw mais du waa PDS Karim Wade rek lañ jàpp laaj naa benn question ci rajo yi ba léegi kenn tontoogu ma. nguur Ablaye Wade mag Karim Wade rek moo fi nekkoon ministre. Aminata Lo doomu Pikine la nekkoon na ministre du tourisme ministre de l'artisanat ministre des Sénégalais de l'extérieur porte-parole du gouvernement Omar Sarr mi nekk na fi ministre de l'habitat de la construction de l'urbanisme de l'hydraulique ñaata ministère la 4 Karim 4 la yor mais ñu singali ko rek diaboliser ko ok mais kër yi bii est-ce que audition la def wala audit ci li Karim yoroon ba mu nekkee ñeenti ministre xam nga ne amul du audit Karim gestion Karim ministre du audit gestion Karim président conseil de surveillance ANOCI na Sénégalais yi xam loolu audit la defuñu ko léegi li ñu def nii enrichissement illicite la mooy sa montre bi rafet na foo ko jëlee chemise bii da nga kaa sàcc boo ñu mënul wax foo ko jëlee pantalon bi noonu portable bi noonu kon yow boo ma mënul wax lii foo ko jëlee tablette bële kële yor yaa ko moom est-ce que table bii moomoo ko caméra bi yaa ko moom tontul 1 mois nga tontu ne moomuma ko ñu ne wax ji doyuma nañ dem procès loola fi xew nee nañ ko yaa moom kaaba gi mun leen moom ma ko yaa moom Champs-Élysées mun leen moom ma ko ci misaal rek Aliou Ndao procureur moo koy wax lu ko neex yaa ko moom lañ ma wax mu ne moomuma ko mu ne bindal jox ma mu bind jox mu ne ko gëwuma la nañ dem procès lii moo fi xew weesu na ko théâtre la Dubai Port World yaa ko moom jël délégation teg fa di liggéey kooku ànd ak direction Dubai Port World ak dëkk waa Dubai di liggéey ak ñoom Dubai fay leen xaalis bu bëri parce que nee nañ niñ ko joxe woon dafa yomb mais Karim moomu ko ba Mimi Touré recevoir chèque bi ana banque marocaine de commerce bi ñu waxoon moo ko moom Macky Sall ci boppam moo dem Maroc jóge fa ni miik waxatu ci Guinée équatoriale dem na fa waxatu ca lañ waxoon 600 nangam milliards léegi wàññi nañ ko ba 114 xaw ma 117 milliards waaw ba mu koy wax caaxaan la woon wala dëgg la woon bu fekkee wàññi nañ ko kon caaxaan la woon kon fañ ca yem ay caaxaan la ba tey ca la ma jàpp ndax avocat Karim yi ne nañ 45 milliards Singapour yi invention la ndax ba ñu koy arrêté ci mandat de dépôt bi 45 milliards yooyu bokkul woon ci patrimoine kon lu tax ñu dabe ko ci tuune lañ te toog nañ at di gëstu doo koy woo te boolewuñ ci 45 milliards yooyu dem ba xam ne mbir mi rës na ñu jëlaat beneen 45 milliards dugal ci 99 milliards yi ñu wax ci compte Monaco bi maanaam compte juróom-ñetti nit la ñu jël boole ne Karim ko moom mun leen moom ma ko ñu ne yaa ko moom 99 milliards yooyu ak 45 milliards yooyu lañ koy àtte ak këram yi ñu jël këru baayam ñu ne moo ko moom oto yi ñu ko mayoon mu jël loolu la nañ xool
600 nangam milliards 117 milliards génneel ci 117 milliards 99 milliards dara desatu ci génnee ci 45 milliards invention dara desatu ci nga jël ay surestimation kër oto bu war a jar par exemple 30 millions ñu ne 400 millions si ay foola donc Karim avocat Macky Sall yi état bi seen conférence de presse ci lan lañ ko basé double nationalité mënul nekk candidat président ana waxi enrichissement illicite ci loolu mais sénégalais yi la ñu yàpp donc singali bi ñu singali Karim moo leen di yàqal nañu bàyyi doomu jàmbur Macky Sall ak Marème Faye nañu bàyyi doomu jàmbur. mais monsieur Diarra Macky Sall ak Marème Faye mënuñu téye Karim justice moo ko téye. yow gëm nga ne Aliou Ndao justice mooy justice Aliou Ndao c'est un procureur spécial nommé par le président de la République et le ministre de la justice parquet la moom il est sous la coupole de son ministre Aliou Ndao politicien la APR la bokk moo fi taxaw def conférence de presse ne Karim Wade sàcc na alal réew mi dañ koy topp Madické Niang sàcc na alal réew mi dañ koy topp Omar Sarr sàcc na alal réew mi ak Samuel Sarr dañ leen di topp ana topp bi Ablaye Baldé wàccee nañ ak Ousmane Ngom Omar Sarr wàccee nañ seen kiiraayu député mbalaanu député ba léegi woowaatuñ leen jour bi ñu ko wàccee ba tey woowaatuñ leen te nee nañ urgence la woon pour ubbi enquête ci ñoom ëpp na at luñ taxoon ñuy gaawantu di dindi loolu Ablaye Baldé président association des maires ñu ne ko doo génn dëkk bi ba lam daan liggéey yëpp def ko askanam falaat ko maire ñu ne dañ koy tëj fuñ teg loolu mais li ñu waxante dëgg projet bii tëj Karim askan bi dina ko tijj bàyyi Karim askan bi dina wàccee Macky ñaari solution la mu bàyyi ko daanu mu tëj ko askan bi ñëw génnee ko lu leer laa la wax c'est le peuple sénégalais qui va libérer Karim de la CREI te CREI bii man je dis au PDS bu ñu wax sax ay haute cour de justice dañ bàyyi CREI àtte Karim tëj ko ñu dem ak askan bi 2017 2019 fu ko neex na ko yóbbu ñu ñëw jël génne Karim jël CREI boobu toute la famille et la dynastie qui travaille aujourd'hui autour de Macky Sall ñu jàpp leen tëj. est-ce que bu boobaa réew mi du yàqu nekk réew mu fayantoo. kon ku ko yàq kon ki indi CREI yi mu def ko paaka teg ko fii daas ko ba mu ñëw ñu rendi ko ci muy Macky Sall na ko jël utiliser ko fii ak 2017 nañ ko bàyyi na jël Karim na ko tëj peuple bi dina génn par un vote xoolal bu dul Karim beneen représentant Karim mooy falu libérer Karim génnee ko ci biti utiliser même CREI bi tëjoon Karim jël toute la dynastie jàpp à tous les échelons na utiliser CREI. ku wax banlieue bi wax inondation ren état bi def ci ay jéego yu am solo yoo leen fi deful yéen ci seen fukki at yi ak ñaar ba xel yu bari jàpp ne inondation du am ren est-ce que vous confirmez. ah gëm naa ko de gëm naa ne inondation du am parce que bu taw amul inondation du am bu fekkee solution bi mooy suul ay xorom ñaan yàlla mu bañ a taw pour ñu bañ a am problème inondation maa ngi leen di féliciter en tout cas ñun ñoo ngi bëgg a dee. kon da ngaa jàpp ne ay liggéey ki mystique daal lañ ko nar a. oui xaw ma bonne façon liggéey la liggéey mais su fekkee ne sur le plan mystique la ñuy ñaan yàlla mu bañ a taw mooy seen solution ça pose problème parce que bu dee ay infrastructure gisaguñ ko inondation yi ba tey ndox yaa ngi fi donc c'est pas une solution structurelle bu ñu indi sur le plan des inondations de toute façon ñoo ngi fi yéen a ngi fi mais biir Yeumbeul Sud sax ndox maa ngi fa biir Malika ndox maa ngi fa Djiddah Thiaroye Kaw la même chose bassin yi gis nga liñ ci war a def encadrement et clôture yi Wade moo trouver les jalons de la solution commencé def ay résultats mais ñu amoon taw bu doy waar léegi nag bu dee solution bi mooy fexe Wade da doon dem ci nuages yi di imaginer ni ñuy dóoree nuages yi ñu taw mais bu fekkee maintenant c'est le contraire qu'il ne pleuve pas du moins ça pose problème qu'il ne pleut pas loolu la ñuy ñaan j'ai entendu un maire qui dit mais alhamdulilah rabbil alamin tawul parce que incapable de gérer les inondations mais c'est triste hein. monsieur le maire ñu ngi lay gërëm encore ci accueil bi sa kàddu gu mujj lan la. sama kàddu gu mujj mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
def ko comme sama mbokk yi ni ñu koy defee gërëm sumay waajur ñaanal ko mu nekk ci àjjana firdawsi sama waajur bu jigéen sama waajur bu góor yàlla bàyyi ko fi bu baax a baax bàyyi fi staffu bi àndoon ak man ñu am capacité ànd ak man pour que ñu relever le défi lu ñu askanu Pikine Nord sant di gërëm waa Pikine Nord yëpp ci seen taxawaay di leen ñaan ñu jàppale ma ci yéen bi ñu jàpp biñ ma yéen ndax sama yéene rek mooy yéen boobu woyof waaw nee na rek laa leen di ñaan mooy bu ñu téye yéen bi ci kaw bopp bi na ku nekk ëmb jël ndax mu woyof na ku ci nekk ëmb jël boo moytu sax duma yenu dara ñoom seen bopp ñoo koy yenn waat ku nekk la nga àttan nga jël sama slogan mooy taxawaay bu bees ànd ñu changer Pikine